asalaamaaleykum mbokki géewul asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi fii tey ci géewul TV ak émission bi ñuy wax gindi askan wi tey nag ñu ngi ci dalal doomu géewul ñu ngi ci dalal ki nga xam ne moo fay ji jiitale li nga xam ne mooy ci parti bi nga représenté fii ci géewul tey janook ki nga xam ne ñaari parti yi nga xam ne ñoo fi nekk muy ki nga xam ne moom mooy Yewwi Askan Wi ak ki nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar bu monsieur le maire sortant Khalifa Dia tey nga teew fii ñu fas yéene xam Fallou kan mooy Fallou tey ki nga xam ne moom la ñu tànn. waaw Alpha bala may ñëw ci sa question nga may ma nuyu waa Ngumba Géewul yépp di nuyu kilifa diine yi kër yépp nag la ñuy nuyu buñ limee dañuy juum waaye ñu ngi nuyu ñépp rek di leen ziar di sàkkuwaat seen ñaan di nuyu kilifa aada yi nag buñ ko waxee daanaka duñ mën a comme ni ñu wax ci leer rek la ñuy wax buñ limee tamit dañuy juum di nuyu aussi ki nga xam ne moom mooy premier magistrat de la commune muy le maire di Papa Signon di Khalifa Dia di ko nuyu di la remercier bu baax ci dalal bi ngi ñu dalal tey di remercier aussi sa caméraman muy Alla ak Belel di leen nuyu di nuyu sama waa coalition wàllu Sénégal ki ñuy jiital ci nuyoo bi nag mooy ki nga xam ne moom lañ investir suñ tête de liste proportionnelle parce que man maay tête de liste majoritaire bi bu ñu nee tête de liste majoritaire moo nekk ki nga xam ne moom mooy nekk le maire suñ tête de liste proportionnelle nekk Modou Mbaye Diop donc mu nekk nit ku am ay valeur nekk nit ku am ay conviction nekk vraiment nit ku mat sëkk ñu koy nuyu di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ci coalition wàllu Sénégal donte sax au niveau national mën nañ cee bañ a nekk mais au niveau de Géewul ñu mel ne par exemple Bokk Gis-Gis te Birahim Mbaye nekk seen représentant fii donc ñu ngi leen di nuyu aussi waa Mbodiène yëpp waa aussi neneen ku ci mel ne Papa Dieng suñu mag ñu ngi koy nuyu di nuyu suñuy njaboot di nuyu waa Géewul yëpp question bi nga ma laaj nag ci kan mooy xanaa ñëwaat ci rek Fallou Dieng doomu Ngumba Géewul la fii la juddoo Ngumba Géewul fi la dalee jàng ba ab diir yàlla def waajuram nekk Ndakaaru mu dem fa continuer fa di fa def njàngam fa la nekk di jàng ba ni mu amee bac ci lycée bu ñuy wax Seydina Limamou Laye bi mu fa jugee yàlla def mu dem université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté bu ñuy wax faculté des sciences économiques et de gestion maanaam ñu fay jàngale mbirum koom-koom foofu laa nekk ba am yàlla dimbali ba mu am fa sama doctorat jaar ci benn programme boo xam ne programme d'excellence la boo xam ne day dajale fukki réew Afrique ak juróom-ñett yàlla dimbali ma am fa bourse moo xam bi may def sama master 2 ñu ko gën a xam ci DEA moo xam bi may def sama thèse de doctorat ginnaaw loolu aussi jàlloon naa concours boo xam ne daf may permettre ma nekk un professeur donc mu nekk concours bi nga xam ne lañ koy woowe concours école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel mu nekk N7 ma génnee fa ak sama KSTP donc nekk un fonctionnaire de l'État di jàngale ci wàllu entrepreneuriat ak ci wàllu koom-koom ci ay bërëb yu bari lu ci mel ne centre de formation artisanale lu ci mel ne di def jàngale ak gëstu lu ci mel ne université Cheikh Anta Diop de Dakar ak ci yeneen bërëb ci biir Ndakaaru waaye tamit suñu biir parcours aussi dégg naa sax keroog nga am ko fi invité mu def stage Sénélec Sénélec dama fa nekkoon en tant que un contractuel donc nekk ma fa woon comme un stagiaire dama fa nekk comme liggéeykat
ndax du doonte sax tontu parce que nit ki boo nekkee ci yoon daan di nga dégg yu bëri waaye ku dañ naan ku boot bu kii xaj mbow la donc normalement dina am ñuy wax waaye day baax bu ñuy wax que ndax ay nit ñoo ñuy seetaan li ñuy wax ñu xam ci lu leer ci li ñuy wax ndax da ci am solo def naa fa 1 an et demi en tant que agent comptable bépp facture boo xam ne maanaam combustible xam nga Senelec day utiliser combustible mooy nekk SAR moo koy jaay combustible bi ñuy utiliser ci centrale yi facture yi doon jóge foofu yëpp man maa ko daan comptabiliser donc man maa ko daan gérer def transmission ba muy egg ba ñuy fay moo xam même les véhicules carburant yi ñu daan utiliser yooyu noonu yëpp man maa koy comptabilité bi maa ko yoroon donc ma nekkee à la Senelec donc pour ci gàttal rek kooku mooy Fallou Dieng nekk nag candidat wàllu Sénégal waaye lu jiitu candidat wàllu Sénégal avant ñuy egg ci tëgg coalition yi parti bi nga xam ne moom laa bokk muy parti démocratique sénégalais mu parti bu démocratique dañoo lancé appel à candidature wax ñan ñoo bëgg a doon maire fii ak Géoul moo tax sax fan yi bu may dégg ñu naan maanaam tëgg programme de gouvernance locale c'est une première à Géoul am ñu koy na man jàpp naa ne loolu bu ñu ko waxee si ñun lañ ko njëkk a déggee parce que ñun dañ ko commencé bi ñuy def appel à candidature laaj projet de gouvernance locale ci noonu lañ déparé bi ñu ko laajee ma déposé sama programme de gouvernance locale ak diñ laaj lépp yàlla def ñu tànn ma ñu demaat ci coalition bi yàlla defaat aussi ñi ci àndal aussi ñu décider reconduire sama candidature donc ci gàttal loolu mooy kooku mooy Fallou Dieng ak ci coalition bi nga xam ne ci la nekk muy coalition wàllu Sénégal. Fallou ñu gis nga jiite liñ ne coalition boo xam ne mooy wàllu Sénégal nga nekk fa tànneef ñu jiital la ci bopp bi ndax tànneef googu dafa am kooku doon xëccool wala ñoom ñoo la woo tànn la pour jiite la ci bopp li nga xam ne moom mooy wàllu Sénégal. waaw du ma ne dafa am ñu ma ko doon xëccool du ma ne ñoom ñoo ma woo. tànn ma parce que parti dafa am nu muy doxee maanaam bu fekkee ne niñ ko jaaree la mooy bu fekkee ne par exemple dañoo am fii benn poste boo xam ne dañ koy joxee muy maanaam mu jëm ci wàllum xëy dañ naan ñan ñoo bëgg poste bi ñu ne poste bi pour nga mën ko occuper faaw nga am compétence bi faaw nga jaar fii faaw nga am lii bu ko defee ñi ko soxla ñëpp ñu déposé bu ñu déposé ñu tànn ki nga xam ne moom jàpp nañ ne moom moo gën a mën a doxal liggéey boobu ñun nag noonu lañ doxalee dañoo def appel à candidature bi ñu defee loolu il s'est trouvé que def nañ sax déclaration de presse boo xam ne wone nañ niñ tànnee candidat bi mooy dañoo wax ñu déposer projet de gouvernance locale ak kayit yi mu war a àndal yëpp waaye bi loolu amee gis nañ ne man rek maa ko fa def donc ñu décidé ndax Fallou foofu du yow yaa tënk loolu ci sa wàllu loo xam ne tey xam nga ne yow am na qualité yu nekk ci yow ak sa wàllu diplôme nga ne naa ko junj foofu gars yi pour bu ñu ko tànnee rek day fekk man lay doon ndax du yaa doxale noonu wala yéen a tënk ne ku ñuy tànn na am qualité bi nekk ci moom. waaw xam nga parti nga wax parti moom dañuy toog waxtaan biñ jubee yooyu mbir yi waxtaan nañ ñu ne. coalition yi ñu ngi nekk di ko tëgg waaye xamaguñ nan la ñuy tëggee coalition yi xamaguñ yan coalition lañ war a àndal mais fii ci PDS li jaadu mooy fi ñu toll nii nañ waxtaan ñu xool nan la ñuy tànnee ki nga xam ne mooy suñ candidat ci biir loolu la ñu waxtaanee teg niñ ko war a tànnee ñi war a déposer comme yàlla dogal ne man maa déposer aussi ñu tànn ma en toute transparence amul benn manipulation bu ci am comme ni nga koy xalaatee ne est-ce que man maa ne nañ def lii. waaw fa la ñu gis ngay tànneef ñu tànn la nga jiite parti muy wàllu Sénégal ñu jublu ci li nga xam ne mooy élection yi gis fan yëpp yéen dem ci li nga xam ne mooy campagne yi def porte à porte ci li nga xam ne askan wi ci sa ci sa doxalin ban gis-gis nga gis ci doomu aadama yi ci wàllu li nga xam ne tey jii changement wala wàllu nga xam ne am na lu ñu yëg pour ci sa cofeel sa diggante ak ñoom. waaw moom constat bi ñu def mooy Géoul soxla nañ changement changement nag buñ ko waxee mën na nekk ci ay nit mën na nekk ci ay doxalin waaye jàpp naa ne soxla nañ changement ci nit soxla nañ changement ci doxalin par rapport ak nag man sama diggante ak doomu aadama yi wax dëgg fa yàlla nit koo dem waxtaan ak moom li mu lay xamal mooy encourager la
am contentement gis ay ndaw yoo xam ne mënoon na yàlla dénk leen li ñu leen dénk ci seenum njàng ñu toog bërëb ya ñuy liggéeyee bañ a gestu seeni gox waaye loolu lépp dañ koo teg fee delluwaat ci seeni gox jàpp ne ñoom liñ xam as néew mën nañ koo ñëw indi ko ci seen gox ba doxin ba muy doxee mu gën a yemb loolu gis nañ ko ci askan wi. gis nañ ko ci aussi démarche bi nga xam ne moom la ñuy def muy porte à porte yi nga xam ne ñun mooy suñu stratégie nit ñi rafetlu nañ ko lool parce que tamit da nga may jox sax occasion pour ma lancer waat benn message aux différents candidats. parce que damaa jàpp ne demal waxal ma dafa yomb boo nee ab dëkk yow yaa bëgg. yow yaa war a sol sa dàll dem wax ak doomu aadama yi lu ci mel ne émission bii. normalement 3 candidats yi dañoo war a jóg. ñëw ñu toog ñu waxtaan ku nekk nga indi li nga xam ne moom nga teg ci table bi ñu waxtaan ki nga xam ne nag géewuluwaay gis nañ ne kii lim indi mën nañ koo dégg kii lim indi mën nañ koo doxal te lii kim indi mën naa jëmal géewul kanam ñu tànn ko donc jàpp naa ne noonu la ñu war a def ñun stratégie boobu moo tax sax bi ngi ñu invité si lii bañuñu ko doonte yeneen candidats yi jàpp naa ne nanguwuñ ko ñun nangu nañ ko parce que ñi ngi dem ci askan wi te fépp ñu woo tamit pour waxtaanee li nga xam ne yéen yi nga xam ne am nañ ko ci géewul incha allah dinañ ko def. waaw Fall ñu gis porte à porte yi nga doon def nga ko nga ne def nga ko doxantu nga ci biir askan wi xool leen ndax tey amul loom remarqué ci sa côté muy yéex a wàcc ci li nga xam ne mooy base bi pour nit ñi gën la xam. ndax bi ngay def tournée bi ci biir loolu sentiroo ko ci sa diggante ak askan wi ci kii kan la fan la jógee fan loolu ci diggante askan wi ak yow. waaw peut-être nit ñi am na ñu jàpp ne comme li nga wax xamuñu ma. comme loolu nga bëgg a wax. bu ma jàppee li nga bëgg a wax. waaye jàpp naa ne bu ma toogoon ci géewul gi chaque jour. may xëy di jàkkaarloog nit ñi jàpp naa ne xam fi ma egg nii sim njàng jàpp naa ne mën naa faa bañ a egg dafa laajoon nag boo tollee sim njàng dafa laaj nga retiré wu dem la ngay wuti nga wut ko ba nga xam ne ci wàllu xam-xam jot nga ko bu ko defee nag nga ñëw fësal ko ci sa askan donc man doxalin boobu laa am jàpp naa ne ngumba nag ku fi dëkk Ngembe ñu ne la kuy sa maam nga ne Maam Baara Dieng kuy sa papa ñu ne la Mbay Dieng te ñun suñ culture suñ sociologie boo dee xool mag sax bu dajee yow bu ne laajee sa tur nga ne ko man maay di naan la doomu kan ak kan maanaam ñoom xamee wuñ ci yow yaay kan mais fi ñu xamee ñi ngi lay maanaam ñi ngi lay wutal jikko ci buñ xoolee ne kii mooy sa papa kii mooy sa yaay donc ñun problème boobu jàpp naa ne amuñu ko ndax Ngembe jàpp naa ne dëkk bi defuñu fi lu ñaaw waxuñu fi lu ñaaw waa Njoobeen aussi dëkk bi waxuñu fi lu ñaaw defuñu fi lu ñaaw lu dul liggéey jaamu yàlla wut xam-xam di dimbali seeni askan loolu nag bu fekkee ne yaa ngi bokk ci ñu mel noonu kon loolu doota nekk obstacle ci yow Fallou ñu gis tamit nga ngay xale di ndaw nga wàcc si ci base bi ne tey da ngay laaj li nga xam ne moom mooy kàddu askan wi pour ñu jox la nga jiite li nga xam ne mooy géewul tey lan nga gis ci loo xam ne tey jii moom moo la frappé ba nga bëgg a taxaw jàppale askanu géewul ci wàllu politique. waaw wàllu boobu noonu boo dee xool maanaam dafa am lu ñu naan recomposition politique au Sénégal maanaam Sénégal politique bi ni mu demee dafa maanaam dafa nekk maanaam nu luy war a changer boo ko xoolee nag man toujours boo dee xool sax dama naan alternance générationnelle moo xam muy man moo xam muy keneen mais man li ma gëm mooy avenir u réew avenir u dëkk mi ngi ci loxo ay ndawam ndaw yooyu nag bu fekkee ne yàlla def na seen loxo set na war nañoo bokk ak mën nañoo bokk ak ndab bépp mag comme bu ñu amee ay ndaw yoo xam ne jàpp nañ ne am nañ loo xam ne xam nañ ko am nañ loo xam ne mën nañ ko ñooñu waruñoo xaar bañ naan leen bàyyi leen ba nekk mag dooree laaj ndaw mooy avenir ndaw mooy espoir donc loolu bokk na ci li ñu motiver en tant que jeune jàpp ne li ñu war a def nañ ko léegi nag li ñu war a dem mooy li ñu yàlla dénk ci ak ndaw énergie ak
ak jàpp nañ ne bu fekkee xam-xam bi mi ngi fi ñu ànd ak Guéwulois yi ñun loolu mooy suñu motivation ci li nga xam ne tax na ñu nekk ndaw ñëw ci maanaam langue politique bi. Fallou ñu gis tamit ci sa programme. muy li nga xam ne moom mooy l'essentiel ci dundu doomu aadama. muy wér-gi-yaram santé. ñu gis sa programme nga tënk ci wàllu santé war cee joyanti lu bari ci Géewul. nga war ko cee tënk ci jafe-jafe yoo xam ne gis nga ko muy dox ci Géewul. tey ci li nga xam ne programme ko ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon doxal ci wàllu santé ci ban côté nga gis faay boo xam ne tey waroon nañ fee jàppale askan wi pour ñu mën a gën a mën a faj woo xam ne dana mucc ayib dana yomb ci programme bi nga xam ne tënk nga ko yow. waaw ci wàllu santé moom dafa nekk lu am solo ci am réew nekk lu am solo ci askan wolof sax da koy wax danaan bala nga ne naam ne fa te pour nga nekk fa nag faaw nga am wér-gi-yaram donc loolu moo tax ñun suñu programme dañoo jox wér-gi-yaram cër bu am solo jàpp nañ ne maanaam faju ci Ngouma Géewul dafa cher trop évacuation yi nga xam ne ambulance bi mi ngi koy def jàpp nañ ne bu ñu yokkoon dotation bi en carburant war naa mën a gën a oyof ci askan wi jàpp nañ ne par exemple nga jël lu mel ne un échographe chaque jeudi ngay am un échographe à Géewul jàpp nañ ne loolu jaaduwul Géewul war na toll foo xam ne war nañ mën a am pour maanaam soulager suñ jigéen ñi le fait que ñuy jóge fii des fois di dem ba Louga war nañ mën a saytu seen wér-gi-yaram fii ci Géewul am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñooñu aussi ñun programme bi ñu teg mooy dañ ne lu mat juróomi téeméeri nit parce que mën nañ leen a jël en charge gratuitement à travers des mutuelles dañ leen di accompagner à travers des mutuelles ñu mën a faju gratuitement donc jàpp nañ ne daal cherté bi moom bu ñu fexee ba nga xam ne maanaam ni faju chéré Géewul fexe nañ ba maîtriser ko jàpp nañ ne population yi daañ gën a mën a faju ci anam yi gën donte ñi fi nekk am na ay jéego yu ñu teg waaw. waaw ñu gis bu ñu jógee ci li nga xam ne moom mooy santé di wér-gi-yaram ndax bala nga tal dara da ngay tal la faju ba noppi. ñu ñëw ci boo jógee faju ba wér xam-xam wàllu éducation xam-xam tey ñu gis nga am loo ci tënk ci sa programme. tey jéego yoo xam ne ñi fi nekkoon am na jéego yu ñu ci def nga gis yenn yoo xam ne am na jafe-jafe ci li nga xam ne mooy wàllu éducation bi njàngale mi gis nañu sooxe gi mu xaw a sooxee ci Géewul tey yow sa programme tey bu boo bëggoon a joyant ci li nga xam ne ñoom la ñu manqueel tey ci sa programme éducation lan nga koy joyantee. waaw Alpha foofu sax dañ lay sant yow bu baax di la gërëm ndax fan yi am na reportage yu am solo yoo def ci école yi nga xam ne mooy école primaire yi loolu compétence su maire la loolu maanaam la fa nekk moom la war moo tax à chaque fois bu ma déggee ñu ne bon mi ngi def na lii ci lycée bi def na lii ci collège c'est bien loolu baax na waaye dangaa war a joxe dépense sa kër ba pare bala ngay dem kër jàmbur dafa joxe dépense te jàpp naa ne école primaire yi situation yi ñu nekk war ci wàllum yi ñu war a clôturer ci ay porte yoo xam ne na mel jaaduwul yooyu lu ñu war a joyanti la maanaam réfectionner école yi loolu jaadu la beneen bi mooy dañoo toll ci li ñu naan 21e siècle mu nekk siècle boo xam ne dafa dëppoo ak siècle ay xarala yu bees yi ñun suñ maire yi amuñu benn gis-gis boo xam ne am nañ ci pour fexe suñ doom yooyu noonu buñ jàngee juróom-benni at ñu mën a wéy mën a dëppook seen jamono mooy maanaam fexe ñu doter leen en matériel informatique ba nga xam ne sax même bu fekkee ne dañ mën a am école yi ñu mën fa am au moins ay salle d'informatique yoo xam ne xale bi dañ koy commencer di ko initier ci primaire bi informatique benn bi nga xam ne aussi dañ koy def mooy maanaam tey jii fexe maanaam xale bi am cawarte ak aussi jàngalekat yi am cawarte ci seen njàngale mi ñuy def mooy maanaam dañuy wax créer le prix le prix de la meilleure école de l'année maanaam fexe te bu boobaa ni ñu koy defee mooy école yëpp ay am waaye école bi nga xam ne moom moo jiit en terme de résultat
école boobu noonu dinañ fexe defal ko loo xam ne ñële kër ñi koy gisee dañ ne ñun bu déwénee dañ fexe en terme de résultat ñu am lu ñi résultat bu mel nii. donc yooyu noonu ay mbir la yoo xam ne war nañ ko def par exemple aussi beneen bi mooy communes yi wër fii Géoul yëpp mairie yi seen école primaire yi ñooy fay ndox ñooy fay courant ak Géoul école yi ñooy débrouiller pour fay ndox ak fay courant donc ñun liñ programme bi ñu proposé mooy bu ñu ñëwee li nga xam ne mooy ndox ak courant ñun ci boppam ñoo koy jël en charge di ko fay dellu ci xam nga tey jii ñàkkul ne sax émission bi ngi ñuy def yéen ngi koy jàllale Facebook donc tey jii connexion internet école dañ koy soxla di mën di jot ay courriel à temps donc il faut ngeen doter leen aussi en connexion pour ñu mën a am internet yooyu noonu yëpp ay xalaat la yoo xam ne am nañ ko mu jëm ci njàng mu suufee mi ngir fexe xale yi daal réussir si seenum njàng. waaw Fallou ñu dégg ci wàllu éducation li nga ci wax li nga ci joxe wax ko ci éducation boo jàngee ba pare fi nga nekk mu war a mucc ayib mu war a sell mu war a nekk loo xam ne tey yow may jàng dafa nga toog dana sell. muy wàllu environnement. di loo xam ne tey jii gis nañu taxawaayam ci Géoul tey ñi fi nekkoon am na lu ñu ci naal waaye liñ jàpp ne am na lu des. tey nga tënk ko yow ci sa biir programme muy wàllu environnement. tey yéen bu ngeen taxawoon tey ci wàllu environnement. tey ci ñi nga xam ne teg nañ fi li des ak lan nga ci yokk yow. waaw li nga xam ne wàllu environnement ni nga ko waxee alam dafa am solo ci dëkk parce que am na lu ñu naan équilibre écologique faaw nga joyanti environnement bi pour loolu mu mën a am li si jiitu nag ci wàllu boobu noonu mooy reboisement maanaam ay garab ñu fexe suñu dëkk bii mu am ay garab pas jëmbat ay garab rek mais garab yoo xam ne tey jii dina mën a am meññit moo xam ne ñi nga xam ne ñooy suuxat garab yooyu noonu dina leen mën a jariñ ci seen dund wala sax ñu mën leen a jox maanaam koom-koom boo xam ne war nañ ci mën a sutur loolu benn la ci point yi benn bi nga xam ne mooy espace vert tey jii mën nga bëgg a waxtaan ak nit bëgg a génn sa kër mais boo bëggee waxtaan ak nit bëgg a génn sa kër amoo fenn foo mën a dem lu mel ne espace vert amul benn espace vert bu am Géoul te loolu dañ koo war a jëmmal ay espace vert mën a am Géoul foo xam ne nit ñi daañ fa mën a dem di féexal seen xol beneen bi mooy par exemple li nga xam ne mooy désherbage maanaam mbedd yi nawet boo duggee mbedd moo dugg da ngay gis ñax yi fu ne da nga koy gis loolu dañ see war a taxaw mais ni ñu koy defee simple la am na association yu fi nekk moo xam muy ASC yi pourquoi ñu am ay convention négociée yoo xam ne dañ naan chaque ASC par exemple ñaata ruelle di nga ko def set setal en contrepartie subvention bii lañ lay yokkal donc yooyu noonu yu ñu war a def la ci environnement ngir alom bi nga xam ne moom la ñuy dundee mu ñoom. Fallou ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy emploi des jeunes. ñu gis tamit ne ndaw ñi jamono yi ñu toll ndaw ñi ñu bëgg liggéey boo xool ndaw ñi booy xool ñu bari. dañuy taxawàllu defuñu dara tey ñu am loo xam ne tënk nga ko ci wàllu emploi des jeunes ci sa programme nga tënk ko ci tey am na ñu fi nekkoon am lu ñu naal ci wàllu li nga xam ne mooy emploi des jeunes xëy na am na loo ci gis xëy na am na loo ci xalaat ne loolu manqué na ci ba nga naal ko ci sa programme ne lii tey war nga ko mën a yeggalee ci li nga xam ne tey ëllëg bu fekkee toog nga ci li nga xam ne mooy bopp dëkk bi tey wàllu emploi des jeunes ci sa programme lan nga ci tënk. waaw wàllu emploi des jeunes mooy ndaw ñi. waaye aussi parce que suñu société aussi jigéen ñi aussi duñu leen bàyyi xel ci wàllum xëy foog nañ ne góor rek moo war a xëy waaye góor dafa war a xëy jigéen dafa war a xëy néewuñu nag maanaam dañuy jox ñëpp liggéey waaye dinañ créer condition yoo xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa liggéey dina la mën a yomb loolu nag ni ñu koy defee mooy ci lu gàtt parce que dañoo am ay stade yoo xam ne dañu koy teg yoo xam ne ci diir bu gàtt la am yoo xam ne dañ koy nësër waxtaan ko ak ñi nga xam ne aussi ay autorité ñoo xam ne ñoo gën a nekk suñ kaw ñu mën a xool loolu ñu ko jëm mais ci li gën a jàmp mooy fexe ak direction yi fi nekk di accompagner les jeunes à travers des formations parce que boo dee xool Géoul li ñuy wax les métiers de l'artisanat ñoo fi nekk ay bijouterie ay coupe-couture cordonnerie poterie céramique yooyu ñoo fi nekk métiers yooyu nag faaw nag ñu fexe xool nan la ñuy fexe ñu former ay jeunes yoo xam ne bu ñu paree dinañ mën a taxawal ay entreprises yoo xam ne entreprise yu formel lañ doon maanaam bu ñu entreprise bu formel mooy entreprise boo xam ne dina mën a am dem banque leb fa ñu mën koo lebal état am structure yu mu teg ñu mën koo gunge bu boobaa nag li ñuy def dañu ne dañuy créer ay centre d'incubation maanaam tey jii
état bi maanaam géwul war nañ mën a tabax ay bërëb yoo xam ne ki nga xam ne dafa jóg am métier nga jaarale ko ci mu am formation mais mënul fay location mais am na lu mën a jëndee loo xam ne moom lay kii nga ne ko ñaari weer ñetti weer ñëwal nga nekk ci bërëb bii nii nga liggéey dem di écouler sa marchandise tasanteeg benn diir nga mën a am loo daje loo xam ne di nga mën a am benn local boo xam ne di nga fa mën a nekk mën a demal sa bopp donc loolu ci liñ nësër la ci wàllu boobu ci wàllu bi nga xam ne mooy fii dangay gis ne léegi activité maraîchage mi ngi commencé développer ñi nga xam ne dañuy def mbayum roose bi produits yi ñuy am pourquoi pas ñu former ay jeunes yoo xam ne dañ leen di mën a transformer comme loolu aussi bu ñu mënee transformer ñu fexe fii nii ñu créer de petites industries yoo xam ne jeunes yi dañ ko mën a transformer di ko écouler donc ñun noonu lañ xalaatee maanaam gunge ndaw yi te loolu dañu ne maanaam kii bi jël yenn saa yi dañuy gis li nga xam ne mooy formation yi ci li nga xam ne mooy géewul yenn saa yi dañuy former nit ñi rek te du am suivi duñ leen jàppale tey yow boo ñëwoon ci wàllu formation yooyu ngay wax naka ngay am def former nit ñi naka nga leen di toppatoo naka lay amee suivi. très bien moom laay wax noonu xam nga formation bi moom c'est à travers des partenaires la ñuy ñëw former les jeunes léegi pour xam nga accompagner dafa laaj accompagnement financier maanaam nga gunge leen ci wàllu ñu mën a am as tuut man damaa jël engagement ne bu ma nekkee maire damay xaaj sama salaire jël benn xaaj bi def ko ci li ñu naan fonds communal à l'entrepreneuriat maanaam mu nekk benn fonds boo xam ne dañ fay mën a jël di man di gunge ñi nga xam ne dañoo am ay projet te amuñu luñ commencé donc loolu déjà moyen d'accompagnement la yéeni mooy ko accompagner nag ci wàllu maanaam mu mënal boppam métier bi am ab diplôme boo xam ne wanee na ne kii mën na métier bi nga accompagner ko à travers la formalisation mën a defar entreprise am nga accompagner ko à travers des moyens financiers yu mën a demalee boppam ab diir bu ndaw kooku gunge nga ko kooku nag ab da nga koy bàyyi nag moom mu commencé fexe moom nag nu mu dimbalee ñeneen ñi nit donc ñun noonu lañ xalaatee ci wàllum xëyum ndaw ñi. waaw en tant que jeune nga nekk jeune nekk ndaw ñu jëm ci wàllu li nga xam ne moom mooy wàllu sport ci wàllu jeunesse bi ñu tey gis am na loo ci tënk ci sa programme ci wàllu li nga xam ne tey jii tey boo toogoon ndaw ñi ci fi lañ gën a amee yaakaar ci sa côté mooy ànd ak li nga xam ne mooy jeunes yi tey sa programme ci wàllu li nga xam ne mooy sport tey ci géewul naka ngay taxawale loolu. waaw ci wàllu sport ñun sunu ministère dañoo foog ne sport basket la football la. te loolu rek du sport. am na yeneen activités yu fi nekk par exemple karaté judo mais tey jii pour man war nañ mën a am benn complexe boo xam ne day dajale xeetu tàggat yaram yi ñu mën a def yëpp yi nga xam ne. danañ ko defee feneen fu dul terrain football feneen fu dul terrain basket ñooñu dañ leen a fàtte donc ñun liñ xalaat mooy fexe am benn complexe boo xam ne dina mën a dajale xeetu tàggat yaram yu bëri. benn bi mooy stade bi nga xam ne amagul gradin. amagul tey jii boo amee si suuf ngay toog. boo peut-être yenn final yi nga xam ne la ñuy jël fexe luyee benn base teg ay 16 nit ñi mën see toog. au moins war nañ mën a defar ay gradin nit ñi am fu ñu toog bu match amee nit ñi mën a seetaan normalement donc loolu tamit ñun dinañ ci taxaw. dinañ ci taxaw non seulement aussi mu am ay gradin mais aussi mu am mën a am électricité. mais lampadaire solaire yii ni nga xam ne pourquoi pas ñu defoon ko ci biir stade bi. ba nga xam ne tey jii def ko ba mu leer naaj ba nga xam ne match nocturne mën nañ koo fubal. donc loolu man jàpp naa ne lu jaadu la lu ñu war a def. ñu gisit ci li nga xam ne mooy wàllu jigéen ñi nga xam ne mooy ñooy suñu yaay ñooy suñuy soxna ci li nga xam ne moom la ñuy def muy boole leen dajale leen ci jigéen ñi di leen jàppale ci wàllu projet ndax yow naal nga ko ci sa programme yow tey bu fekkoon toog nga naka nga leen di jàppale ñoom jigéen ñi. waaw mooy li ma wax sànq dama ne ndaw ñi ak jigéen ñi. ça veut dire que jigéen ñi aussi soxla nañ ay formation parce que dafa am métier yoo xam ne. métier yu xaw a góore ak métier yoo xam ne dafa xaw a jigéene donc métier yi nga xam ne métier jigéen dëgg-dëgg la da nga leen ci accompagner ak ñoom métier yi ñu bëgg aussi parce que nit mën naa gis ne métier bii góor mënu ko def par exemple am na ay jigéen yu def maçonnerie bien vrai que jàpp nañ ne maçonnerie góor rek moo ko mën a def mais da nga leen di accompagner à travers da ngay identifier nag parce que boo fekkee fu mel ne géewul gi nga ne da nga leen di former pour ñu mën a am napp mooy yow xamoo li nga bëgg parce que géej amu fu ñuy nappee mais nag booy former da ngay xool par rapport ak les besoins du milieu
ak li ñu soxla nga former leen ci loolu. fii am na ay métiers lu ma wax rek géewul c'est les métiers de l'artisanat moo fi ëpp. au-delà du commerce. ak maanaam transport bi. léegi nag les métiers de l'artisanat foofu ngay accompagner les jeunes à travers la transformation les jigéen ñi à travers la transformation. à travers l'accompagnement par fonds bi nga xam ne moom lañ teg muy le fonds communal à l'entrepreneuriat. wala ñu gis nga tënki tamit ci wàllu social li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne dana ko jànkonteel te mënul boppam. surtout ci way laago yi. ñu war a dund war a am loo xam ne tey da leen di war. te mënuñu ko defal seen bopp. tey yow nga tënk ko ci sa programme. tey boo ñëwoon tey ci wàllu way laago yi wàllu social tey ban taxawaay nga ci taxaw ci askan wi. waaw ci wàllu boobu noonu man li may wax rek à chaque fois moom lay wax man bu ma li ma gënal mooy danga may jàngal nu ñuy nappee waaye bu ma may jën. ba ma jàngalee nu ñuy nappee suba man mën naa am jën. donc man loolu laa gëm moo tax ma ne dama jàpp ne ñi nga xam ne ay waay laago lañ amee ay laago ñooñu am na structure communale yoo xam ne dañu fay joxe ay liggéey man dama jàpp ne ñooñu dañu leen a war a bàyyi xel ci liggéey yooyu ñuy joxe ñeen ñi nga xam ne mënuñu leen a jox ci liggéey yooyu ñu maanaam ñu defal leen ay faveur ci wàllu formation ci wàllu accompagnement ba li nga xam ne bëgg nañ ko aussi surtout ñi nga xam ne am nañ ci volonté ñu mën a moom seen bopp parce que question bi yëpp question de moom sa bopp la pas ngay ñëw nit ki à chaque fois nga koy dimbali mais nga fexe moom nu mu autonomie ba nga xam ne dina mën a jël en charge boppam mën a jël en charge njabootam. Fallou ñu nekk ci dëkk boo xam ne buñ ne géwul ñu ne dëkku d'islam dëkku diine am tarixa yu bari yoo xam ne nekk nañ fi ñuy jub yoo xam ne ay wàllu jàng diine yoo xam ne tey jii tey sa taxawaay ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy l'islaamu géewul ci wàllu njàng mi nga xam ne tey gàmm yi nga xam ne ñooy am ci dëkk bi ci wàllu ndimbal tey sa programme ci li nga xam ne mooy géewul tey boo fa taxawoon tey naka nga leen di jàppale. waaw foofu ñun liñ xalaat dañu ne dañuy créer benn musée des érudits de l'islam de géewul musée des érudits de géewul maanaam borom xam-xamu géewul yëpp nga xam ne yàlla sunu borom dogal nañ ñu leen fii tudd ñu créer benn musée boo xam ne ku ñëw géewul boo fa demee di nga xam ne fii de ay borom yi xam-xam dëkku boromu ay borom yi xam-xam la maanaam recette yi ñi am ci musée boobu parce que musée boo koy visiter di nga dagg benn ticket bu même bu fekkee 500 francs nga dugg visiter ressources yi ñu am foofu noonu non seulement dina servir entretenir kii mais dina mën a tax tey jii yenn yi nga xam ne ay activités yoo xam ne kër diine yooyu dinañ ko mën a am nga mën leen see soutenir donc ñun noonu lañ prévoir pour accompagner kër kilifa diine yi à travers yi nga xam ne ñu ngi koy def. Fallou ñu gisaat tamit bu ñu nee géewul symbole bi ndax dëkk bu dem rek am na symbole bu ñu nee géewul symbole bi nga xam ne moo fi nekk muy guy Biram Kumba moo xam ne moo nekk fii di symbole géewul tey. tey bu fekkoon dem nga ba toog yàlla def nga doon maire géewul tey. tey foofu ci wàllu aar naka ngay defee symbole boobu ba mu gën a fës ci géewul. waaw li ñuy def mooy li ma wax toujours ci wàllu boobu noonu. maanaam dañuy fexe. heure bu ñu organiser benn festival à Géoul festival boo xam ne maire bi da ciy gunge les ce qu'on appelle ñi nga xam ne ñooy les acteurs culturels heure bu ñu ko defee ba nga xam ne ngi leen ciy gunge ñu am benn séquence boo xam ne dinañ waxtaanee guy gi ba nga xam ne ku ko dégg tey te mosoo faa dem bu ëllëgee di nga bala nga guy gi ñu waxtaanee fii de bu ma fa jugee danaa dem seeti ko donc loolu moyen la pour maanaam attractivité fexe nit ñi di fa dem donc loolu pour man information bi la nit ñi amul maanaam ci festival yi ci activités yi ñuy am nit ñi xam ne am na ay sites historiques yoo xam ne am nañ fi pour mën fa dem di ko visiter donc ñun dañuy vulgariser fexe ba maanaam sensibiliser festival yi ñuy am ñu def ci communication bu am solo boo xam ne nit ñi daañ mën dem di ko visiter. Fallou ñu gis ngay professeur di jàngale Dakar di professeur di laaj li nga xam ne mooy géewul tey boo demee ba mu tegu sa loxo ndax da nga fii ñëw wala da nga ñuy tayle dem continuer ci activités yi nga xam ne ci nga nekk. waaw xam nga ñun mënuñu di kaas naan dañoo bëgg maire boo xam ne géewul lay yeewoo maire boo xam ne mi ngi à géewul maire boo xam ne tey jii boo tourné gis ay njabootam géewul bu événement jotee tabaski jotee nga gis ko géewul lu mën di xew nga gis ko géewul ba pare bëgg a dem féete Dakar ñun jàngalekat yàlla dafa am lu mu ko dimbalee
mooy dafa flexible maanaam tey ji mën nga jàngale mën nga sax semaine bi sax ñaari fan rek nga ciy jàngale. donc am nga ay bis yu bëri yoo xam ne war nga ko mën a jox géewul nag man jàpp naa ne amul ko ëpp liberté wala ëpp jot ab jàngalekat ngir mu mën a gérer mairie ndax jot gi yàlla may na ko parce que li muy jàngale ci bi si semaine bi yàlla dimbal na ko ba nga xam ne bëriwul. waaw ñu ngi may signaler ñu ngi ci jaxantalu émission bi kon ñu gis li nga fi naal lépp di ay budget yoo xam ne xaalis moom moo ci war. tey di bilan boo xam ne tey rëy na. tey boo demoon ba loolu lépp nga toog. tey fan ngay jëlee li nga xam ne mooy budget bi nga xam ne moo ko war a def. très bien léegi Alpha foofu dinaa la am lu ma la leeral ci wàllu budget xam nga chaque jour géewul dañoo am tendance mu mel ne géewul amul budget. gis nga budget 2022 bu géewul mi ngi nekk ci 484 millions 189 mille 190 francs loolu lañ ne mooy budget géewul mais budget boobu noonu keroog dégg naa fi ku ne géewul budget d'investissement bi moo ëpp budget de fonctionnement bi non loolu amul parce que budget fonctionnement bu 2022 mi ngi nekk 315 millions 107 mille 95 budget d'investissement bi nekk 169 millions 82 mille 95 francs problème bi nekk foofu li tax mu egg maanaam ñun suñu budget dafa amul sincérité parce que dañu naan un budget doit être sincère problème bi mooy par exemple lu ci mel ne droit d'alignement et frais de bornage yi nga xam ne moom la ñu wax lotissement bi ñu bëgg a def c'est évalué à 150 millions ay at mi ngi nii ñu koy dugal ci budget bi ba pare prévoir benn excédent benn lu ñu naan lu ñu woowee benn excédent de fonctionnement capitalisé bu 107 millions jóbbu ko ci fonctionnement donc loolu moo tax maanaam duñ mën a xam exactement lan mooy budget géewul mais budget géewul boo dee xool boo ko bëggee xam da ngay dem si li ñuy wax le compte administratif boo ko jëlee 2021 kenn voté gu ko war nañ ko voté mais 2020 bi ñu voté boo dee xool dafa am lu ñu naan les fonds spéciaux yi boo ko déggee mooy li nga xam ne dafay jógee ci contribution économique locale li nga xam ne day nekk fonds de dotation fonds de concours loolu boo ko nattee ci géewul mi ngi toll ci 59 millions 734 mille 459 loolu nag boo ko génnee ci budget bi nga xam ne lépp bi ñu exécuté effectivement réalisé mi ngi nekk 97 millions 651 mille 883 boo ko ci génnee ça veut dire que liñ collecté au niveau de géewul mi ngi toll ci 37 millions 917 mille 434 francs mais loolu c'est important ñu xam ne géewul am na un budget boo xam ne d'abord moom mooy permettre li nga xam ne moom mooy problème géewulaay ñu mën cee taxaw beneen bi am na lu ñuy wax la coopération décentralisée boo xam ne day gunge maanaam ñi nga xam ne ñooy collectivité territoriale am na lu ñuy wax le fonds d'intercommunalité mooy maanaam communes yi nga xam ne dañoo dend ni ñuy liggéeyee fexe am ay projets yoo xam ne état bi daf koy financer am na la coopération internationale lu ci mel ne PAESD moom moo financé suñu lycée bi moom moo financé hôpital donc yooyu noonu yëpp ay possibilités yoo xam ne am nañ ko pour li nga xam ne moom la ñu bëgg a def pour ñu def ko. tey Fallou bu ñu la joxoon tey nga yoroon nga nekkoon mairie géewul li gën a nekk daar li jàmp tey lan ngay njëkk a def ci géewul loo xam ne lu jàmp la. waaw man pour man li ëpp solo ci ab dëkk bu la raw sim njàng moo la raw ci wàllu développement pour man li priorité mooy suñu école yu ndawaan yi nga xam ne ñun lawaat maire soo loolu laay njëkk a taxaw moom ngay njëkk a taxaw kon Fallou ñu ngi lay jaajëfal kàddu tàggatoo waaw kàddu tàggatoo mooy li ma la waxoon rek di woo samay papa lañ mais dama naan samay naataango parce que ñun dañoo bokk di laaj que ñoom ñëpp ñu ñëw fii wax géewulwaay parce que ñoom ñoo soxla kon ñoom ñoo war a ñëw wax géewulwaay yi niñ bëgg a doxalee di leen wax ne bu bis baa maa ngi leen di woo ngeen pas ngeen voter des personnes mais ngeen voter programme di leen woo ngeen voter programme bii nii mooy suñu programme de gouvernance locale bu bis baa aussi kayit bi nii lay mel donc di ci woo waa géewul yëpp di woo jeunes yi di leen wax ne moment bi warul nekk moment bu ñuy rëcc parce que man jàpp naa ne bu fekkee am na candidat boo xam ne toogagul ak Macky Sall fii si géewul man la donc di woo géewul waay yëpp ñu fexe lii fi nekk jóge fi bu ko defee ñu fexe géewul fi mu nekk ren bu déwénee mu raw ko donc loolu mooy kàddu yi ñii di woo nag ñëpp ñu dem jëli seen i carte dem voter massivement ñu voter coalition wàllu Sénégal di gërëmaan ñëpp ku ma fàtte rek ñu xam ne doomu aadama moo matul te day fàtte mais temps bi dafa gaaw lool ci man waaye jàpp naa ne bu beneen yoone bu mu ñëwaatee dinaa sant ñi nga xam ne di aussi di remercier kenn mooy di am seede yu rafet yu muy def ci man donte bokkuñu adversité politique am na muy Abdourahmane Diop parce que fu mu toog
meeting bu muy def dina seet ay kàddu yu rafet ci man donc loolu maa koy da di wax ne sama mag la borom xam-xam la di wax ne aussi tey jii man j'aurais souhaité moom mu nekk place su maire di laaj donc dinaa am contentement boobu di wax ne ñu jàmm rek laa ko yéene moom ak suñu papa Magaye Gaye ak ñoom ñëpp donc di la sant bu baax di la gërëm di la jaajëfal. merci Fallou jërëjëf ci kàddu yi nga xam ne moom nga mujj tëje muy kàddu yu am solo lii rek la mu wan leen ne ñun ñëpp ay doomu géewul lañu benn lañu rek képp koo xam ne rek da nga laaj bëgg defar rek moo tax mu lay laaj mais du ñu ennemi nga dégg Fallou ni mu ko waxee ñuy woo képp koo xam ne rek jiite nga parti rek bu fekkee mën nga ñëw wax li nga xam ne Fallou wax na ko nga ñëw teew di docteur Fallou Dieng représenté ki nga xam ne mooy wàllu askan wi wàllu Sénégal tey teew fii ci li nga xam ne mooy Géewul TV nekkoon ci li nga xam ne émission gindi askan wi tey ñi ngi jaajëfal Alioune Badara Wade ak Belel ñoom ñi nekk ci technique bi di jaajëfal ñi nga xam ne sponsoru gindi askan wi Mansour Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Mbacke Dieng di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñi ngi woon di ñu seetaan ci Facebook bi di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi ci bitim réew di bàyyi xel li nga xam ne mooy gindi askan wi ñi ngi woon fii ci li nga xam ne mooy gindi askan wi dala doon fi nga xam ne mooy docteur Fallou Dieng représenté li nga xam ne doon candidat ki nga xam ne mooy wàllu Sénégal ñi ngi leen di fii di leen tàggu di leen jox dig daje beneen yoon incha allah jërë